bismillahi rahmaani rahim alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mbokk yi ginnaaw sant borom bi tabaraka wa taala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu bu baax di dalal suñu mbokku journaliste yi fi teew ak ñi nga xam ni ay responsable lañ ak i notable ci jamaatu Ibaadu Rahmaan li waral woote bi nag mooy conférence de presse boo xam ne jàpp nañ ni war nañ cee woote ndax jamono fi mu toll tey jii jamaatu Ibaadu Rahmaan war nañoo dégg kàddoom ci liy xew ci réew te ku xam yàgg nga dégg nii jamaatu Ibaadu Rahmaan li ko tax a sosu mooy participer wala contribuer ci taxawal une société véritablement islamique kon dafa am liggéey boo xam ne mi ngi koy def ngir Sénégal ci liñ ko xamee ci cosaanam ndono mu des di réew moo xam ni ay jullit ñoo koy nekk di pratiquer seen islam ci cadre boobu ci lañu defee déclaration bii nga xam ni dinaa leen ko jàngal ci wolof ci tënk li ko waral nag mooy li xew barki démb yàggul ay na daañ ñëwaat ci date yi ab séminaire boo xam ni am na fi te la taxoon mu taxawit te UNESCO jiite mbir mu mel noonu initié ko mooy fexe jàngal suñu doom yi wala ñu dugal ci suñu programme yi ñuy jàngale suñu doom yi ay mbir yoo xam ne ba ñu ko xoolee settantal ko gis nañ ni dëppoowul ak suñu ndono dëppoowul ak suñu diine dëppoowul ak suñuy réalité ci aada kon buñ ci ñëwee dëgg-dëgg dañuy wax ni li nga xam ni moo tax a jóg di contenu document yooyu la ci njëkk mooy dafa am ay statistique yoo xam ni xam-xam wane na ko jàngat wane na ko dañuy wax ni 6% ci xale yu jigéen yi nga xam ne ay adolescentes lañ xam nañ góor ci lu teel ay adolescents dañuy wax ni 4% aussi ci population bi ci góor ñi xam nañu jigéen ci ñi nga xam ne toll nañ ci âge u adulte beneen bi mooy 26% ci jigéen ñi nga xam ni am nañu entre 15 ans ak 19 ans ñàkkul ñu def lu mitital leen violence surtout violence sexuelle maanaam dal na ci seen kaw luy tolloog 26% ci ñi nga xam ne am nañ 15 ans ba 19 ans ci beneen anam mooy 26% aussi yoo xam ni ci góor ñi jaar nañ ci xam jigéen li gën a doy waar nag mooy yii ay chiffres la yu ñuy joxe ak i pourcentage mais li ñu seetlu mooy yenn organisation yi ci lañ bëgg a dëgg pour indi ñu walla ñu layal imposer ñu ay doxalin yoo xam ni ku ko xool da ngay xam ni daa am ñu leen préparé togg ba mu ñor mu ñu jox leen pour que ñu yekkal ñu ay lobby la ñuy doon yoo xam ni souvent ay lobby d'homosexuels la ñuy doon jaare ko ci ay institutions internationales lu mel ni UNICEF nga xam ni wàllu culture wàllu UNESCO dama juum UNESCO nga xam ni affaire culture ak science mu doon benn kuréel boo xam ni dafa topp mbootaayu xeet yi di Nations Unies kon boo xoolee mbir mi da ngay gis ci UNESCO moom loolu wuute nag mandat ak li nga xam ne moom la war a liggéey xëy na dinañ ci ñëwaat
séminaire bi nag am na du 21 au 23 décembre 2020 bii nu génn fële ci Lamantin Beach Hotel boori Saly UNESCO organisé wu il faut proposer clairement ni kat benn module boo xam ni dafa aju ci lu ñuy tudde ñoom éducation complète à la sexualité dugal lu ñuy tuddee yar xale yi yar bu mat sëkk ci wàllu naka la ñuy sëy mbirum sëy daal di ci invité nag ay syndicats essentiellement G7 ak ay acteurs de l'éducation yoo xam ni bokkoon nañ ca séminaire et loolu bi ñu ko bëggee ñoom itam ñu ngi ko teg ci ay bases yu ñuy tuddee base internationale principes directeurs internationaux sur l'éducation à la sexualité ñu tuddee koy ay principes yoo xam ni yu dëgër la yoo xam ni adduna bépp ko bokk ci wàllu sëy diggante góor ak jigéen wala beneen façon amin comme ni ñu ko gisee ñoom beneen façon sëy bu dul góor ak jigéen sexualité daal lañ ko tuddee document boobu mooy bi may wax ni principe directeur internationaux sur l'éducation à la sexualité boo ko càmbaree am yoo ca joxati rek da ngay gis ni li ñu bëgg mooy libérer nit ñi li ñuy tuddee libertinage sexuel maanaam bàyyi nit ñi ci wàllu sëy daal ñuy def nu mu leen neexee ak fu mu leen neexee ak ànd ko ku leen neex ndax boo ko seetee xale yi bu ñu amee juróomi at foofu la tàmbalee dañuy leen di commencer di leen tàggat ci ñu nangu homosexualité maanaam nit ku góor mën a ànd ak ku góor ni moom bu dee jigéen it am na beneen terme waaye liñ ci jublu mooy jigéen aussi bu ko neexee mu ànd ak jigéen ni moom loolu mooy xale yi nga xam ni am na juróomi at léegi bu ñu amee juróomi at ba juróom-ñetti at la ñuy jàngal xale bi mooy pour que mu gëm ni bu ko neexee bu soppee nit muy góor walla muy jigéen mën naa def ay gestes yoo xam ni dafay prouver ni walla muy wane ni moom mii dafa sopp kii mën na koo fóon mën na koo lëng mën na koo teg loxo mën na ko raay loolu de 5 ans à 8 ans loolu lañ ciy jàng selon programme boobu góor gi nga xam ni aussi yëg na ni moom soxla na keneen mun naa def li ñuy tuddee masturbation mooy foye sa bopp ba am li nga bëgg ci wàllu sëy et puis ñuy dëgëral ni loolu nag nekkul loo xam ni luy gaañ nit la ci wàllu wér-gu-yaramam luy gaañ nit la ci wàllu xelam kon li ñu doon saxal démb di ko weddi moom lañu saxal tey ni lii day lore tey ñu ne du lore ngir ay objectif yoo xam ni am nañ ko loolu de 9 ans à 12 ans moom lañ koy jàngal xale bi beneen bi mooy de 9 ans à 12 ans yooyu mooy dañu bëgg aussi xale bi mën a supporter ki nga xam ni borom ñaari tur la loolu di ko rafetal góor jigéen masalan dootu ko naqari du ko gisee du ko joxoñ baaram du ko yuuxoo du ko wax lu ko naqari du ko xas maanaam daal da koy accepter ci société loolu la ñuy tuddee stigmatisation maanaam ñooñu nga xam dañoo mel nu ñu war fa mel ku leen gisit bu leen faale bàyyi leen noonu ni ñu mel nangu leen de 12 ans à 15 ans it ñu ne lépp loo xam ni dafay dañ ko daan wax ni day lor ci wàllu santé kii dinañ wut ay pexe yoo xam ne dina tax ba risque ya ca nekk dana wàññeeku xam nga dañ daan wax ni ki am sida mooy ñi nga xam ni ñooy ay homosexuel lañu wala lii wala laa léegi nag ñu ne la dinañ la trouver ay moyens yoo xam ni war ngaa mën a minimiser risques yi nga xam ni moom lañ daan wax ci yu mel noonu de 15 ans à 18 ans ñu ne kat xale bi war nañ koo permettre mu am les moyens contraceptifs yi nga xam ni mooy këri ëmb bu dee ëmb
nga xam ni mën ngaa def lu la neex ak ku la neex bu dee jigéen incha allah ñu ne ëmb du ci am nga jëfandikoo ay jumtuwaay yoo xam ni ëmb du am. waaw ki nga xam ni aussi dafa dem di ko seqal koo xam ni moom la mel di góor par exemple wala jigéen gi nga xam daf koy seqal jigéen ak moom mel ni moom kooku xam nga ni doom bu ci juddoo ñu ne au besoin lañ wax bu fekkee ni moom bëgg naa nekk parent mu adopté loolu lañ wax adopté doomi jàmm yow koy kon reconnaître nga ni nit war naa mën a sëy am ca doom bu ñëpp defee ni yow doo am koo adopté lii la ñu bind foofu au besoin nga adopté nit. beneen bi mooy UNESCO bi mu xoolee code de la famille bu Sénégal bi dafa wax ni code la boo xam ni est répressif maanaam day naj dafay mbugal dafay bloqué dafay sonal bundu xataal képp koo xam ni da nga def lii wala laa maanaam dafa sévère daal la wax moom UNESCO. pourtant code boobu de mooy wax ni âge de mariage dañ koo war a dàq ba 16 ans fukki at ak juróom-benn waaye kii nga xam ne nag moom mooy tàmbalee 5 ans moom nag kon daa mel ni kon la mu doon wax fële am na leneen lu taxaw lu tax mu jàllax ko fële kon ñoom répressif la ñu leen di tuddee wala lan lii de mooy li nga xam ni mooy li ñu wax ñoom. boobu dañuy wax 16 ans jàpp nañ ni mariage précoce la waaye 5 ans ki 8 ans ki 12 ans defe naa ni loolu xaw ma nu ñu koy tudde ñoom parce que xëy na li mu dul mariage moo tax ñu tudde ko ñu mën ko accepter di ko tudde leneen yii nag ak yeneen ci tënk rek moo tax Jamaat Ibadu Rahman comme ni ma ko waxoon ci introduction dafa am ay objectif yoo xam ni daf ko tëral bi ci gën a mag mooy fexe ba réew mi seen ndono duñ ko perdre muy l'islam fexe ba société bi ñuy tuddee jullit ay jullit yi fi nekk ay jullit dëgg-dëgg loolu moo tax muy ñaawlu jëfandikoo bi nga xamee ni dañ koy jëfandikoo ay institutions internationales pour dugal ay mbir yoo xam ni dëppoowul ak suñu aada dëppoowul ak suñu diine dëppoowul ak lenn lu ñu xam ci ñun yoo xam ne ay lobby LGBTQ ñooñu daanaka ñoo koy dicté di am fuñ koy jaarale yéen gis ngeen programme yi fi xew yépp ci ay nit yoo xam ne dañ leen bett ci en flagrant délit ñuy def naka sa dul noonu ci ay place yoo xam ni place yu am place la ci jullit ñi lu mel ni grande mosquée ñooñu nag léegi dem nañ ci utiliser institution yoo xam ni démb lañ leen xamee woon du lii tudde ko nag droit de l'homme nit daal moo moom boppam moo moom ni ko yàlla bindee nu ko neex la koy utiliser moo tax léegi termes yi bari bu ñu waxee genre waaw góor ak jigéen doyoon na di homme femme lañ xamal mais léegi genre la ñuy wax orientation sexuelle yooyu amul woon ci ñun maanaam nit ki daal mooy tànn ban orientation bu ko neexee mu nekk góor di ànd ak góor mbaa mu nekk jigéen di ànd ak jigéen mbaa mu boole lépp et di ko tuddee yi objectif de développement durable ODD ci tout cadre yooyu lañ koy jéem a dugal ban développement ne ci lii et bu ñu demee ci ginnaaw tuuti fàttaliku UNESCO dafa am ay ambition yu mu bëgg lool yoo xam da ko mës di wax mooy créer les conditions d'un dialogue entre les civilisations, les cultures, les peuples fondés sur le respect de valeurs partagées par tous ñi la ko wax da daan wax ni moom de dafa bëgg a créer jaww joo xam ni jawwu dialogue la maanaam waxtaan entre civilisation yu wuute ay culture yoo xam ni yu wuute la dialogue entre ay peuples et ñu teg ko nag ci ku ne jox sa moroom cër mooy respect
respect boo xam ni respect valeurs yi la valeurs yi nga xam ni ñun ñëpp ñun ñoo ko bokk ku nekk respecté ko léegi nag li xew defe naa ni wute nag loolu mooy indi ay valeurs yoo xam ni c'est pas des valeurs partagées comme ni mu ko waxee looloo waral ñaxtu bi te ginnaaw loolu ginnaaw bi JIR Jamaat Ibaadu Rahmaan ñaawloo loolu mu ngi ñaawlu aussi wala muy rafetlu sax état bi ak position bi nga xam ne moom la déclaré mu jaare ci président wala mu jaare ci ministre de l'éducation wane ni daal du tey du ëllëg lépp loo xam ni dafa jëm ci yoo xam ne dafa wuuteeg suñuy valeur ñoom duñu nangu ñu dugal ko ci suñu curricula yi suñu programme njàng bi et séminaire bu mel nii sax dañoo gis ni amul lu koy justifier ndax ñun ñoo war a xoolal suñu bopp yan stratégie la ñuy adopté def ko ci ay séminaire wala pour yar suñu doom yi te nag looloo gënoon a ñor ñu togg ko ñun waa Sénégal au lieu ngay fekk këyit doo xam ni UNESCO moo ko indi tëgg ca la muy tëgg togg ko ba mu ñor partage wu koog yow nga xàllal ko moom parce que yéen itam buñ naxante UNICEF mun fi organiser séminaire sans que le ministre de l'éducation ministère de l'éducation yëpp ko mënul ne dama juum de UNESCO laa wax ak beneen organisme bu mën doon te yëngutu ci wàllu éducation mënuloo fi organiser benn séminaire te ministère bi nga xam mooy ministère tutelle yëgu ko ni muy jaare sax nag mooy moom ci boppam mooy convoqué le ministère wala ku mu sant mu convoqué kon cachet ministère bu moo fay nekk ca convocation te it daa mel ni sax nag am na document yuy wane loolu am nañ ko yoo xam ni dafay wane ni ministère moo convoqué moom ci boppam kon nag lu ñu mën a teg ci suñu loxo yi daan ko gëm waaye nag ñu xam ni seen responsabilité bu engagé la kon affaire bi dafa mel ni kon nañ ko bëggee woon xëy na jàllul ñu ngi aussi xam nga lii du tere ñu sant ministère de l'éducation ci effort yi nga xam ni engagé na ko ci dugal éducation religieuse ci école bi moo xam éducation religieuse musulmane la wala éducation religieuse chrétienne depuis 2002 loolu nag dañu koy encourager ci mu poursuivre ko continuer loolu dafa mel ni foofu mu tegoon loxoom foofu la loolu rek moo mën a garantie ñu mën a sàmm suñ doom yi aar leen ba du ñu dugg ci loo xam ni kenn xamu ko école pour yar la waaye école nekk pour yàq Jamaat Ibaadu Rahmaan it mi ngi rafetlu bu baax taxawaayu syndicat d'enseignants nga xam ni ñoom ba ñu leen convoqué ca séminaire ba non seulement bañ nañu lañu leen proposé waaye génn nañ tamit wax ak nit ñi li leen danger kon loolu dañu leen ciy félicité bu baax di leen encouragé di leen yëgal ni kat loolu seen warugaal la loolu lañu war a taxawee en tant que ñoo xam ni yitteel na leen ëllëgu sunu doom yi nekk ci école yi yitteel na leen ba nga xam ni bu ñu taxawee taxawaay benn bi lépp loo xam ni ay tentative la wala jéem a yóbbu sunu doom yi ci lu kenn xamul ci wàllu homosexualité wala lu ko nuru du doon loo xam ni dafay jàll ci li mujj nag Jamaat Ibaadu Rahmaan mu ngi ñaan autorité ñaan gouvernement ñaanit assemblée nationale pour ñu initier benn loi boo xam ni day wane ni homosexualité crime la initier le projet de loi boo xam ni danaan kat homosexualité bii ci Sénégal moom crime la. Allahu akbar. loolu ñu ngi ko koy ñaan bu baax a baax pour que mu taxaw ci kon nag
lépp loo xam ni it mu ngi nekk ci suñu gouvernement yi ci suñu ministère yi te boo ko xoolee la mu lay wan mooy luy nuroog wàllu ngóor jigéen ak lu takkoog loolu ñu dindi ko comme terme yu mel ni genre amul fi place droit de l'homme lañ daan wax bu njëkk léegi ñu ne droits humains kenn xamul et genre lañ lay wax xam nañ ministère boo xam ne sax genre nga ci biir programme boo fi gis approche genre lañ lay wax gis nga terme yooyu la ñu wax ni ñu ngi ñaan ñu génne ko wala boo orientation sexuelle ñaar lañu xam zakarin wa unsa moom la alquran tudd amul beneen doo góor doo jigéen nag kenn xamul l'islam indiwu fi nit bu bàyyi ko muy def lu ko neex waaye da koo organiser ngir njëriñam moom ci bopp ah jullit de lii la daa wax te alquran wax ko rabbi awzi'ni hatta ida balaga ashuddahu wa balaga 40 sanatan qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin aaya bi li muy wax te moom la ñuy tëjee mooy nit koo xam ne nit ku jóg dem ba am ñeent fukki at te xam nañ ñeent fukki at mooy âge de maturité dëgg la mu wax mooy yàlla de yàlla na nga ma wërsëgal ma sant sa xéewal gi nga xam ni def nga ko ci man su ko neexoon nga mel ne nen su ko neexoon nga génn àdduna bala ngay toll fenn sax su ko neexoon nee na mu wax ni yàlla na nga ma wërsëgal ma sant yërmande yàlla ak xéewalam nag bokku ci fi mu ni fii lan war a jaar nga ni kenn du ko jaar nee na it maa ngi lay ñaan nga defal xéewal sama ñaari waajur xéewal bi nga leen defal ba may leen doom ju mel ni man may leen ñu sant la ci loolu na nga ma jàppale it yow sama boroom ba ma mën a def lu baax loo xam ni boo ci tegee ba di nga ko rafetlu di nga ko gërëm na nga ma baaxalal samay doom jubalal ma leen man de jël naa sama bopp delloo la man de jàpp naa ni ci jullit bi laa bokk ñi nga xam ne dañuy womatu jox seen bopp borom bi tabaraka wa taala lii mooy position boo xam ni ab jullit bu tollee fenn fi moom la war a def waaye di seet benn par benn ci li yàlla tere nga taxaw di ko digle di ko santaane di tëral ay programme loolu bokkul ak sant yàlla kon lii moo doon déclaration boo xam ni Jamaat Ibadou Rahmane def na ko ci li aju ci xew-xew boobu nga xam ne yéen ñëpp xam nga ñu ko leen sant leen gërëm ci déglu bi bu fekkee ni am na aussi ay questions après man ngeen koo posé incha allah dinañ jox suñu mbokk Mouhamed Lamine Gueye mu lire déclaration bi en français su ko defee mën ngeen a poser seeni question librement lu ciy français incha allah moom dina ci tontu waaye lépp lu ciy wolof man dinaa ci jéem a tontu incha allah asalaamaaleykum ak arab